waaw kon ma continuer incha allah rabbi donc par rapport ak ni ngay jaamoo sa borom donc Umar ibn al Khattab bi nga xam ne bokk na si ñeenti xalif yi gën a mag bi fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyeekoo en 632 Ababacar moo yéeg donc si jal bi def diir après Umar al Khattab yéeg Ababacar ñaari at la def bi ginnaaw Yonent bi Umar yéeg def na fukki at bi mu demee Ousmane yéeg bu ma jumul def fukki at ak ñaar après Alioune ñëw def ñeenti at ñoom la ñuy wax xulafaawul rachidin donc mooy les xalif bien guidés ñoo xam ne reconnaître nañ leen wala xulafaawul ba arbaax voilà donc Umar ibn al Khattab bi nga xam ne bi fi Ababacar jógee moom moo fi toog fukki at si jal bi moo nekk leen dañoo toogoon Médine bi ñu toogee Médine ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ku ñëw dugg si mosquée bi mu duggee ñoom xàmmewuñ ko nee na parce que mu ngi sol lu weex karaw gi dafa ñuul amul benn trace de fatigue foo xam ne kii da nga koy gis naan dafa sonn wala dara wala dafa jóge fu sori mais ñoom xamuñu ko donc loolu jaaxal na leen mu dugg bi mu duggee ba si mosquée bi mu ñëw ba si yonent saa salaam fekk fi mu toog mu ñëw sës ay moom si moom jël ay loxoom teg si kaw yonent bi salaa salaam di ko posé ay question nag question yi mi koy posé moom da ngay toog di dégg mu ne ko lan mooy islam loolu la ko njëkk a laaj bi ñu ko laajee luy islam yonent bi salaa salaam jox ko 5 piliers yi nga xam ne je pense léegi siiw na mooy donc la profession de foi seede na yàlla kenn la seede na tam yonent saa sama ndawam la ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ba nga waxee baat boobu mu ne ko tamit nga julli juróom yi nga doon wax sànq waaw lu ñu xam da voilà julli juróom ne ko génne asaka si kaw nga mun ko tamit parce que asaka moom ñu ngi wax sax naan il faut nga am 700 000 francs minimum mu ren ba déwén nga jënd si 25 pour 1000 waaw donc tamit nga war weeru koor tamit il faut nga am un état de santé bu lay permettre nga mun woor parce que bu fekkee ne amoo une bonne santé am yenn feebar yi nga xam ne tamit da lay tere woor doo ko mun def waaw donc nga war weeru koor tamit aji màkka bu fekkee ne sa kàttan may na ko ak sa alal donc voilà 5 piliers yi da ko wax léegi ki ko doon laaj dëggal ko donc l'islam mu ngi noonu. islam nag science bi nga xam ne moo koy étudier moom la ñuy wax fiqh waaw fiqh di ngay faral ñu koy dégg voilà dégg ñu koy wax beneen bi ko waa ji laaj mooy def na ko lan mooy iman xam nañ ko mooy ngëm daal waaw science bi koy étudier moom la ñuy wax tawxiid yi mu ko laajee loolu mu expliqué ko ne ko am na 6 piliers yi mooy gëm yàlla d'abord waaw il faut nga gëm sa borom boo ko gëmee pare gëm malayka yi waaw yàlla tam ni ñu koy gëmee ay pàcc yu bëri la waaw peut-être du ma ko mun yaatal si audio bii nii mais bëri na ay pàcc nga gëm malayka yi tam bëri nañu waaw ñi ñu ci gën a xam mooy Jibril Mikayilu Asrafil ak malakal mawtu ñu wax Azraël voilà ndax sa camion bi romb def bruit ma xaar mu jàll. donc gëm malayka yi gëm téere yi tamit ñeent la alxuraan indi donc am na lu ñuy wax tawret donc mooy la Torah de Moïse Moussa am lu ñuy wax les psaumes de David Zabor am lu ñuy wax Injil mooy l'évangile bi ñu yónni Isa ibn Mariam ak li ñuy wax alxuraan le Coran voilà bi ñu yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te si Coran bi yeneen téere yëpp tudd nañ leen mais si ñeent téere yi am na yeneen téeméeri téere 100 yoo xam dañ ko si dolaat borom xam-xam yaa ngi koy wax donc lim nañ ko ainsi de suite donc mu nekk 104 donc bu téere yi rombee nga gëm tamit yonent yi itam bëri nañ waaw bëri nañ lim bu bëri nañ am nañu wax 124 000 waaw 313 ñooy mursalin voilà si 313 yooyu alxuraan indi 25 joxe seen i tour ainsi de suite donc gëm yonent yi gëm bés penc ne bés penc dina taxaw loolu il faut nga gëm ko boo ko gëmee tamit nga gëm donc prédestination bi wax sànq donc la prédestination qu'elle soit favorable ou défavorable donc juróom-benn yi la ko limal donc may récapituler donc gëm yàlla gëm malaayka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm bés taxawaay bés penc ak gëm la prédestination bu ma ko waxee juróom-benn yi mu dëggal Omar na tam loolu jaaxal ñu ndax moom da koy poser question pare di dëggal boo ko tontoo mu laajal ko ne ko lan mooy ihsan donc ihsan moom la ñuy wax la perfection la ihsan donc science bi koy étudier moom la ñuy wax tasawuf nag xam nañ ko moom si tarixa yi tarixa xaadiriya tijaniya mouridiya ainsi de suite donc ñoom science boobu pàcc boobu la ñuy étudier mais nag yëppay toppante daal voilà donc mënoo ne maa ngi def tasawuf te islam bi taxawul iman bi taxawul waaw loolu day poser problème voilà donc bi ñu ko laajee luy ihsan mu tontu ko nekk mooy nga jaamu sa borom comme bu fekkoon ne yaa ngi koy gis ndax boo ko gisul
moom moo ngi lay gis yàlla moom xam naa ne gis ko si àdduna bi en tout cas ak si ay bët ndaru kàmb nii moom je pense que mënut a nekk waaye nag mun nañ ko gisee peut-être gisu xol wala leneen am nañ koy yëgee voilà donc mun na daal booy jaamu si borom jaamu ko comme bu fekkoon yaa ngi koy gis ndaxte boo ko gisul moom moo ngi lay gis ni mu ko waxee loolu mu ne ko tamit damay laaj léegi bés peñ kañ lay taxaw ni mu ko laajee loolu mu ne ko nag yow mi ma koy laaj ak man mi ngi koy laaj tanewuñ si tanewuñ ci waaw l'interroger n'est pas mieux renseigné que celui qui l'interroge bi mu ko waxee loolu mu ne ko nag waaw jox ma ces signes précurseurs mooy daal ay misaal yoo xam ne bu ñu ko gisee si àdduna dañu xam ne jege na mu ne ko donc bu ñu demee ba nga xam ne la servante va accoucher de sa maîtresse bu ñu demee ba nga xam ne daal doom day dem ba yilif ay waajuram waaw mun nañ xool dafay bon damay jël exemple boobu rek waaye fi lañu koy faral gën a gisee ay xale yu jigéen yoo xam ne dañuy yilif seen i waajur ñu indi alal si kër gi waajur jéemuñ xam nan lañ ko amee lu ñu wax duñ ci teg baat ndaxte daal am na lu leen di tegal seen loxo loolu te si signe yi la mu ne bu ñu demee ba nga xam ne les va-nu-pieds ils vont rivaliser de construction haute mooy ñoo xam ne daal tekki wuñu dara toog say tabax ay kër muy kawe gis nañ ko tamit si jamono ji nit day toog say tabax xamoo xaalis bi jógee souvent ay luubal nag lu ne ñu koy gis beneen bi tamit mooy dem ba nga xam ne donc les gens seront habillés avec des habits très chers mais seront dénudés nga sol yëre yu cher waaye say awra du nëbbu waaw te loolu tamit gis nañ ko nit day sol yëre yu cher waaye yaram yëpp day nekk si biti donc loolu tamit jamono ji si loolu lañ toll voilà donc kenn amatul daal pudeur dañuy wax pudeur waaw te yonent saa sallam ku dem ba amatul pudeur loolu neex defal donc ba mu ko waxee yëpp daal mu ne ko nag mu jug dem bi génne yonent saa sallam ne xam ngeen ki ñëwoon fii toog ak yéen mun ñu ne ko déedéet Omar rek nettali ba tey mu ne ko yonent kii la malaaka Jibril moo ñëwoon di leen jàngal seen diine donc voilà donc diine gi noonu bi nga xamee ne tamit wax na loolu ñoom ñu génn pour dem di ko seet bi ñu génnee gisuñu ko waaye comme Jibril moom malayka la te dañ ko malayka dafa baaxee naaw baaxoo naaw donc xam naa dem na voilà donc sa diine moo ngi noonu cheminement la donc léegi nag commentaire yooyu def si loolu mooy voilà ñun si suñu Sénégal wala feneen foo munti jël dañoo nekk ay tuubeen waaw ñu si bëri dañoo hérité de la religion juddu rek suñuy waajur di pratiquer benn religion ñun tamit ñu koy pratiquer loolu fi gën a bëri voilà donc religion da nga hérité donc les préceptes mooy yi ñuy wax sànq par rapport à l'islam mooy gëm na yàlla kenn la Muhammad yonentam la amoon oto bi romb mais Muhammad yonentam la voilà donc julli li nga wax na sànq ñëpp a ngi koy def wooru weeru koor jënd asaka encore ñu bëri duñ ko def mais boo ko mënee nga def ak aji màkka yëpp gis nañ nit ñi di ko def mais loolu dafa am tamit leneen lu nekk suuf loo xam ne daf ko lal te loolu dafa am solo moom la ñuy wax aqida waaw di wax mooy pas-pas bu fekkee ne sa pas-pas dëgërul par rapport ak lii yi mu wax boo gëmee yàlla tamit gëmoo yonent yëpp gëmoo téere yëpp gëmoo malayka li ñuy wax malayka gëmuloo taxaw bés penc parce que bés penc boo tax gëmul taxawaayam di julli nii rek parce que ñëpp a ngi julli wala di woor leneen yu bëri di nga ko sañ a def te fekk parce que da ngaa gëmul ne bés penc am na ndax boo gëmee ne bés penc am na di nga xam ne bés di nga taxaw sa kanam borom nga lay si ñeent yi ma la wax sànq affaire wërsëg sa xam-xam sa comment dirais-je say waaw sa wërsëg laay wax sa xam-xam sa temps ak say cër yëpp dina la si laaj donc di nga si bàyyi xel bu baax voilà beneen tam mooy prédestination nit am na yu bëri yu koy dal nga gis mujj gi ngëmam wàññeeku bu baax ba dootul gëmati def na ko si wala di xaru wala leneen yàlla nañu si yàlla musal wala di xiyaasu bila parce que gëmul ne prédestination dafa am et que prédestination amoo lépp mënul bokkandoo neex lépp mënul bokkandoo naqari alternance la inna mahal usri yusran inna mahal usri yusran à côté de la difficulté et la facilité loolu alxuraan indi na ko donc yooyu yëpp tam bu dëgërlu mooy indi nag yu bëri nga gis yenn raté yi nit kaa ngi juri woor yëpp mais ni mu waree jaamu yàlla jàllee ko beneen bi tam moom mooy bu mujj mooy ihsaan mooy sellal bi parce que tamit ñu si bëri gëmuñu ne fu ñu toog rek suñu borom ay toog moom waxuma sax malaayka yi nekk sa wet muy raqib ak atit ki nekk sa ndeyjoor ak sa càmmoñ kii di bind lu baax kii di bind lu bon ñooñu ñoo ngi si ak yow rek damay gis rek sëñ Babacar daan wax naan Babacar Si radiyallahu anhu naan rus naa def bàkkaar kon kooku mu ngi bàyyi xel si malaayka yi waaye bu dul loolu sax suñu borom mu ngi ak yow foo toll yàlla nee na si alxuraan wa huwa maakum aynamaa kuntum maa ngi ak yéen fu ngeen nekk maa ngi ak yéen te li ngeen def xam naa ko wallahi maa tax mu loolu basiirun donc maa ngi gis li ngeen di def donc yooyu yëpp dafa am solo donc nag tasawuf nag foofu la lay dimbalee tasawuf bi ñëw ak tarixa yi voilà parce que ñoo ngi dégg ñuy wax tarixa di wax tasawuf di wax wir di wax zikr baat yooyu dafa baax a leeral parce que bu dee zikr mooy di fàttaliku rek
voilà zikr loolu la wird mooy si arab benn point d'eau foo xam ne da nga ñëw di fa tànk ndox par exemple voilà donc looluy wird donc wird bi ngay def am ay point heure yoo xam ne da nga koy def chaque jour voilà di ñëw di ko def pour am lu mu jeexital si yow donc loolu mooy wird mooy un point d'eau foo ñëw di tànk pour naan ndax nit ki bés bu nekk dina am instant am dina tànk ndox naan ainsi de suite foo ñëw di root voilà donc loolu la zikr wird tarixa mooy yoon voilà tarixa tijaan xaadiriya tarixa murid ainsi de suite yoon la rek ainsi de suite donc nii yëpp nit ñi dañoo jël yooyu noonu pour nekk si tegu si yoon bi ba pare fu ñu toll di bàyyi seen xel seen borom moo am tamit nag lu ñuy wax tamit benn démarche parce que tarixa bu nekk ak tamit ni ñu koy pratiquer boo koy topp nag da lay sellal sa xol donc sellal say cër voilà ndax xol bu sell lépp sell mais bu sell dara du sell te yàlla nee na xajuma si juróom-ñaari asamaan xajuma si juróom-ñaari suuf waaye xaj naa si xolu doomu aadama waaye nag yàlla nag si xol bu sell la xaj nag parce que xol bu sellul moom yàlla nee na moom si xol bi muy dugg du fekk kenn waaye tamit kenn du ko fekk donc il faut nga sellal ko moom mooy tawxiid bi daal voilà ixlaas bi nga sellal ba pare am tamit daal kennal suñu borom voilà man ne ko xul hu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bi ñuy jàng tout le temps boo ko setantalee donc loolu la mooy ixlaas bi ñuy wax donc yàlla na moom da nga koy ber boo ko booleeg lenn waaw boo ko booleeg lenn rek moom bugul daal waaw mu mën a gàttal daal si ni ñuy jaamoo suñu borom lii la daal mooy li ngay faral di gis mais dolli si daal sellal bi daal waaw sellal bi rek mooy des voilà lii feeñ dañ ko jéem a sellal waaye li nëbbu moom mooy xaw a doy waar te yàlla nag moom ñaar yëpp la soxla zahir beeg baatin bi ñoom ñaar ñooy dem donc loo gis rek am na lu nëbb am na lu feeñ waaw bu fekkee lu nëbbu li rek moo rafet mais lii feeñ li rek moo rafet te lu nëbb li dafa ñaaw donc loolu tam baaxul daal lii yëpp daal mooy ñuy gàllankoor li des na après nag suñu borom mooy mottali voilà yàlla moom yërmandam yaatu na te nee na sama yërmande moo jiitu sama mer xam naa pour bañ a guddal rek xaaral ma yemale ko fii waaye daal yal nañu yàlla defal daal afiya defal ñu tawfeex may ñu xol bu sell bu rafet yàlla di wax daal naan keroog bés penc moom xal bin salim la soxla mooy xol bu sell xol mooy lépp waaye nag julli moom mënut a ñàkk ñu ngi wax ba boo nekkee si sa lalu hôpital boo mën a sa julli ak sa xol nga jullee ko waaw loolu la daal julli moom du la mos a wàcc moom waaw loolu la nag jërëjëf Ndiaye merci jazakallah xeyran